Amis téléspectateurs de la Sam TV gaynde de l'actualité ñu ngi nii ak madame Ndiaye madame Diatta du moins mi nga xamante ni moo yor grande section fii si école Seydina Laye Cambérène 1 madame Diatta nuyu naa la. fay naa la si loolee nekk bàyyi jàmm alhamdulilah. alhamdulilah gis nañ ni yow yaa yor grande section bi madame Diatta ndax yore xale jamono ji nii neex na. non actuellement moom pour yore xale moom yomb waaye dañuy jéem a gérer jéem a xool nooy yore xale yi tamit avec les enfants moom il faut avoir la patience encore waaw loolu moom bokk na ci waaw. tey jii nii xale yi lan la ñuy gën a bëgg di def lan la ñuy gën a bañ di def est-ce que tamit yorin bi yéen a ngi koy xoolaat bu baax a baax. waaw actuellement xale yi lan lañu gën a bëgg mooy foo bi moom bëgg nañ ko à part foo bi moom ak am nañ tamit ñi nga xam ne moom bëgg nañ jàng tamit bëgg nañ jàng ak foo bi après ça na ñoo ngi noonu. jërëjëf madame Diatta. Merci. ba tey rek ci école Cambérène 1 Seydina Laye 1 Seydina Laye du moins ñu ngi ak madame Bodian mi nga xamante ni nii moom moo yore petite section bi fii nii ci école bi la ñu daal di lay nuyu madame Bodian nuyu nañu. maa ngi leen di fay madame maa ngi tudd Bintu madame Bodian maa yor petite section bi waaw ci école Seydina Issa Laye. ok madame Bodian li ma la doon laaj rek mooy yore xale ci jamono jii nii dafa xaw a nekk lu metti dafa xaw a nekk lu doy waar te yow yaa ngi yore petite section xale yu ndaw a ndaw ba doo ci am yenn saa yenn problème ak xale yi naka ngeen di dundee ak ñoom. yor xale ku ko xam neex na neexut parce que xale ci boppam xamul dara yow da nga koy former selon aussi ay caprice am selon aussi jikkoom yu mu yor. parce que léeg-léeg parents yi ci seen bopp xam nañu ni seen doom dafa lëj léeg-léeg mu doon ko calme yow nag yow yaa koy xëcc ci ba mu ñëw ci yow bu ko defee mu mën a aussi kii ni ay moromam adapté rythme bi ni ay moromam au début day metti parce que lu ñuy naan tout début est difficile surtout ci xale xamul école ñu andi ko buñ koy andi day jooy da ngay nax di leen naxtaan bu yàggee au fur et à mesure d'ici quelques semaines dinañ dem ba commencer adapter mais balaa ñuy adapter aussi yow yaa leen di xëcc miinal leen seen bopp d'abord boo leen miinalee seen bopp rek di nga dem ba gagner seeni confiance dinañ dem ba commencer céder dinañu jooy surtout heure ñibbi tam bu jotee dinañ jooy mais yow yaa leen di naxtaan di leen ne papa léegi mu ñëw maman léegi mu ñëw pour jël si la. léegi yéen lan ngeen di wax parents yi nga xamante ne nii tey jii nii xamuñu école bi wala bëgg nañ fi indi seen doom te xamuñu exactement naka ngeen leen di yore. waaw lu ñuy wax parents yi mooy ane que fii dafa doon école bi nga xamante ne laïque la dañuy jàng alxuraan jàng français te aussi xale bi dañ koy jàngal nu muy comporté woo ci milieu bu ne surtout nag ci société bu ñu nekk parce que ak jamono bu ñu nekk dafa metti surtout maa yor xale tu vois parents yi lu ñu leen di yebal mooy école bi doon na école bu sell jullite nañu dinañu jàng français jàng arabe te aussi mën nañu yor xale bu baax a baax a baax a baax surtout waaw. donc daal parents yi daal da ngeen leen di wax rek nañu am confiance ci yéen indi leen seeni doom duñ ko rëccu. en tout cas daal li ma leen di wax mooy nañu am confiance ci ñun. duñ ko rëccu benn yoon parce que directrice bi ci boppam moom ci boppam moo njëkk bëgg xale ñun ñu topp ci gannaawam de sorte que chaque jour que Dieu fait dina dugg classe bu nekk pour xool condition wu xale yi ba pare parce que mooy lépp bu condition wu xale baaxee rek déjà école boobu noonu am na base parce que tey jii nii école yu bari problème mu espace la ñu am. gis nga ñun tey amuñu problème boobu parce que tey naroon ngeen ñëw fekk ñu scinder suñu classe en deux mais temps bi moo ñu ko permettre aussi ak heure bi man dama leen di conseil mooy fii espace bi aéré na set na te wax dëgg fa yàlla ay professionnels ñoo fi nekk waaw tëbul tëb jël non ay pro ñoo fi nekk wax dëgg fa yàlla en tout cas. merci madame Bodian à la prochaine. merci beaucoup kontaan nañu torop sax. ok merci. ba tey rek ci école Seydina Issa Laye bu Cambérène 1 ñu ngi ak madame Thiaw mi nga xamante ni moo yor classe su 6e CI classe d'initiation ñu daal di koy nuyu rek waxtaan ak moom madame Thiaw nuyu. waaw fay naa la
yaa yore classe d'initiation bi teg ñëpp xam nañ ni kuy dal jàng rek classe d'initiation dafa am solo lool ci élève bi naka ngeen di yore xale yi fii. waa maa ngi gannaaw avant loolu maa ngi sant yàlla bu baax si ñëw bi ngeen fi ñëw di ñaan année bi 2020 2021 ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamin di ñaan pandémie bi fi tax daaw jàng bi yàqu mu jóge fi ak jàmm incha allah. waa classe yi c'est difficile c'est pas difficile parce que comme on l'a dit c'est la classe d'initiation. Au début dina xaw a difficile tuuti parce que comme ak année bi pandémie bi classe bi grande section bi dafa desoon par exemple alphabet bi dañ ko waroon gis en fin d'année léegi kon bu ñëwee day xaw a difficile tuuti parce que dafay mel ni lu bees ci ñoom or que parce que année bi gisuñu ko woon ak début bi xam nga on apprend aux enfants comment tenir l'outil xam nga yooyu yëpp xale yi duñ ko mën a gum yow yaay nekk nànk rek mais xam faut la patience bu baax di xanteeg ñoom nànk au fur et à mesure à venir incha allah. Est-ce que si école Seydina Issa Laye bi nii ci classe CI classe d'initiation comme ni nga ko waxee vous avez un programme bien défini pour les enfants? Oui, nous suivons le programme défini par l'inspection en français comme en arabe. Nous suivons le programme officiel. Comme quand les compositions, nous allons faire les compositions standardisées avec toutes les écoles. C'est pas on dit que c'est une école franco-arabe. Nous suivons le français correctement, comme dans les écoles qui font le français. Merci beaucoup Madame Thiaw et à la prochaine. Merci à vous pareillement. Ñu ngi leen di remercier donc ci seen présence di tamit relever benn point rek di rappeler waat pour parents d'élèves yi ñuy suivre di leen wax ni CI c'est pas que xale bi CI la nekk rek su wàccee kër ga du jàng CI bokk mooy base bi foofu la ñu war a gën a former xale bi gën a attentionné aussi moom parce que CI bi su baaxul rek CP du baax donc merci à vous. ba tey rek ñu ngi ak Seyda Mame Diarra Touré mi nga xamante ne nii classe d'initiation la nekk professeur arabe la fi ñu daal di koy nuyu rek ba tey waxtaan ak moom Seyda nuyu nañ la. waa bala a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal seen teewaay di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. jërëjëf Seyda yow mi nga xamante ne nii tey jii professeur arabe nga fi dañu bëggoon xam ndax alxuraan nga leen di jàngal wala directement arabe bi kese la. non dañuy jàngale alxuraan dañuy jàngale hadis dañuy jàngale timi langue bi teg si bu ñu jàpp ne franco arabe bu ñu jàngale arabe alxuraan kese la ñuy jàngal déedéet laa lu dari su luqa arabiya wala alxuraan wala mawaad diine ñaar yëpp dañu koy jàngale. D'accord est-ce que des fois du ngeen am jafe-jafe ak xale yi ci compréhension bi yooyu noonu. waaw ça yumkin parce que saa yi dañuy xaw a am tuuti jafe-jafe ba arabe nekkul ñëpp a koy làkk bokkut ak français waaye ma sant yàlla daal ñu ngi ñëw nànk-nànk. D'accord ci classe d'initiation bi comme lu ma laaj ba tey léegi madame Thiaw dafa nekk loo xamante ni nii mooy base xale te dañuy wax souvent que alxuraan dafa wax di jiitu si dënnu xale léegi yéen école bi da ngeen nekk franco-arabe loolu nga yaakaar ne tey jii nii xale bi bu fi jógewee après ban objectif ngeen am d'abord pour seen élèves yi. waaw xale yi franco-arabe dafa doon loo xam ne buñ ko ibbee dañuy yaakaar ne jàng alxuraan la ñuy def rek ak hadis déedéet école bi dañuy jàngale français normal dañuy jàngale sa anglais ak arabe bi. ndax xale bi war naa mën ñetti langue yëpp ndax instant yi jamono dafa développé foog nga jàng ñetti langue yëpp waaw xale yi nañu ci bay suñu waar bu baax a baax moo xam ko yor français bi wala ko yor anglais bi rawatina yaa Seyda mi nga xam ne moom moo yor li nga xam ne mooy arabe bi tamit. d'accord jërëjëf yaa Seyda ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Sam TV ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp waa école Seydina Laye xam naa dañuy joxe da ngeen di wax seen mot de la fin rek ba beneen yoon incha allah. sukkuraan ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen encourager di wax xale yi tamit parents yi gën a veiller ci ñoom ñu gën leen di jàppale moo xam français bi rawatina ñuy jàng arabe bi alxuraan bu ñu jàpp ne arabe alxuraan hadis kasel déedéet dañuy am yeneen matière comme ni français di amee yeneen matière dañ ko war di dégg di ko làkk di ko bind comme ni français di ko defee ñu jàppale si bu baax a baax di leen sant di leen gërëm sukkuraan.
Amis téléspectateurs de la Sam TV gaynde de l'actualité ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne nag tey ñu ngi fii nii école Seydina Laye bu Cambérène 1 bu fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ni moo di madame Niang Fatima Traoré di directrice su préscolaire bi nii ñu ngi lay nuyu di la ziar madame Niang. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sam TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal di leen nuyu gën a kawe ci islam di leen wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen wax ni marhaban bikum ilal madrasati Seydina Laye. Merci beaucoup madame Niang dañ la doon suñu laaj bu njëkk ak yow rek ci waxtaan bi nga xamante ni dañ koy amal fii ci biir Sam TV gaynde de l'actualité moo di ban année ngeen créé école bi. Voilà, l'école a été créée en 2018. C'est une nouvelle création, mais j'ai fait 33 ans dans le métier parce que j'ai commencé à enseigner en 89 au niveau. Je suis native de Thiès et j'ai fait mes études à Thiès et à Dakar. Et je suis rejoindre mon mari. Donc j'ai fait 33 ans dans le métier. J'ai commencé à enseigner depuis 89, mais l'école a été créée en 2018. Ouais, il vient d'avoir 3 ans. D'accord, depuis 2018 ak ba 2020 ça fait maintenant 2 ans mën nga ñu wax rek bilan bi nga xamante ni def nga ko diggante 2018 ba 2020 ñaata élève nga jot a am ñaata professeur nga jot a am et est-ce que am nga revenu bu baax et tout ça. Alhamdulilah rabbil alamina bilan bi mun naa wax ni c'est positif en dehors Covid bi te dañ koy sant yàlla parce que itam dogalu yàlla lu mu namm kenn mënu ci dara mais mun naa wax ni vraiment sama objectif a été atteint parce que dama ne woon damay def de sorte que comme c'est une école de proximité ma def de sorte que bu amee xale yi taxawaale ci mbedd aussi dootul bareeti loolu moo doon sama objectif te dama doon def de l'année la première année c'était un coup pour rien ma xool ba xam tester sama bopp mais la première année vraiment je me suis retrouvée avec 100 élèves crèche TPS jusqu'à préscolaire toutes les sections di ko ñaane nag di ko sant itam di wax ne alhamdulilahi rabil alamina l'année suivante ma def CI cette année aussi ma def CI am CI CP parce que comme c'est une nouvelle création chaque année da ngay yokk rek benn classe. D'accord bëgg mën nañu xam madame Niang say objectif à long terme. waaw sama objectif à long terme mooy fexe ba ubbi benn daara bu mag bu nga xam ni benn xale dootul taxawaale parce que loolu mooy sama objectif parce que nee naa xale yi ñoom ñooy sama njaboot xale rek laa xam parce que lii ma créé nii moom laa doon fooy bu ma nekkee xale moo tax yàlla loo ko ñaar rek moom la parce que bu ma nekkee xale dama daan dajale ay xale ne dama leen di jàngal moo tax jour bu ma ko ubbee dama ne tey bu ma dee woon sax dinaa taali ndax lii rek laa bëgg su benn doom rek laa am mais xale yi ma yore ñooy samay njaboot su ma sañoon nag ma am benn école bu mag def ko internat nga xale yi dañ fiy nekk du lundi au vendredi wala samedi wala ñu nekk fa nga xam ne chaque mois parents yi dinañ ñëw di leen visiter si loolu mooy sama objectif def école de proximité def de sorte que benn xale dootul taxawaalu ci mbedd mi. D'accord gis nañ ni jàngale dafa metti yore xale dafa metti mais tey jii nii est-ce que parents yi ñu ngi leen di jàppale tamit ci seen liggéey. waaw parce que man parents yi dama leen di encadrer waale parce que aussi xale yi may jàngal seen maam laa kon seen yaay yi man seen kii laa seen maam laa seen yaay laa seen tante laa donc damay leen di encadrer dañu am créer benn groupe WhatsApp bu nga xam ni information yi dañ koy def dans le groupe kon dama leen couvrir wala en même temps parce que xale yi samay sët lañu di leen informer parce que xale yi dañ leen def suivi médical ndax dina am ñu nga xam ne dañuy ñëw di leen peser si ñu leen di defal mu te ay lekk parce que la prépa nekk bu ci kanam yi mun ngeen ko filmer seen tata bi mi ngi leen di waaj a defal gâteau dina am jour yi nga xam ne dañ leen defal rouille sombi vermicelle donc kon parents yi dama leen di ñaax aussi ñu ñuy jàppale parce que école bi rek éducation bi dafa war a am continuité à la maison donc continuité boobu nag c'est au niveau des parents ñun dañ leen di jox modèle mais suñu demee parent bi dafa war a continuer loolu ñu leen di jàngal fii di wax itam ni jàngale éducation moo ko jiitu éducation moom moo njëkk jàngale mais ñoom ñaar ñooy ànd donc des fois nga gis nit ñi ne kii mënul jàngale éducation rek mais xale balaa nga koo jàngal da nga ko mettre d'abord en confiance ba mu ñeme la nga doog a dugal di naxanteeg moom il faut nag de la patience parce que c'est du tout petit déjà la première année gis nga ba ngeen ñëwee rek xaw nañu ragal caméra bi kon noonu donc la ndànk-ndànk rek ndax aussi man lii dama ko bëgg mën ko jàng ko nag
dama ci profane dama ko jàng ba mokk ko pendant 3 ans doog a jàngale pendant 33 ans wala 30 ans doog a créer sama école kon dama ko bëgg d'abord moo ko bëggee ma dem jàngi ji ko mën ko nga xam ni du lu may tâtonner daal mi ngi noonu kon nag lii dama ko bëgg sama xol je le fais par amour du xaalis bi parce que su ma sañoon ñëpp laay jël sans ñu fay xaalis mais sa personnel il faut nga fay leen il faut nga nu mu tudd verser leen IPRES sa caisse de sécurité ak yooyu kon il faut nga am tuuti fond loolu moom moo tax ñu leen laaj xaalis mais sinon dama koy def à titre bénévolement mais nag il faut ñooñu itam nga sóoraa leen pour déwén ëllëg ñu mun a am pension de retraite loolu moom moo tax mais nag jàng éducation moom moo jiitu yar moo jiitu jàngale balaa ngaa jàngal xale da nga koy yar ba pare tënk ko moo tax ñun toujours la majorité des enfants passent la journée du lundi au vendredi rare ñoo ciy wàcc ndax itam da ngay yendox xale bi nga nekk ak moom di ko jar ci lekkukaay bi buy dem toilette buy tëdd buy génn ci këram ak yooyu yëpp éducation tax xale fii nga ko mën a tënk dott ko ba loo bëgg nga am ko ci moom. Madame Niang gis nañ ni ñu ngi amaat beneen deuxième vague en cette période de Covid est-ce que di ngeen jël seen matuwaay ci biir école bi ba nga xamante ni nii vous allez mettre en confiance parents yi nga xamante ni bëgg nañ indi seen i doom ci école bi mais xamaguñu exactement nu ñuy def. voilà man je ne cesse de les sensibiliser parce que groupe bi chaque vendredi damay dugg wax leen la preuve en est gis ngeen dispositif bi te am na yeneen ci kaw. parce que man maa gën a ragal donte xale yi duñu ko joxe mais ñun mag ñi mën nañ ci indaale parce que il faut respecter la distanciation bi boo respecter distanciation bi avec les enfants tu peux ne pas porter un masque mais su fekkee da nga leen di jege trop il faut que maîtresse bi takk masque mais ñoom en venant à l'école ñoom ñëpp dañuy porter des masques même les parents ils vont pas accéder dans l'école sauf que bu ñuy ñëwee pour régler seen paiement mais les accompagnants doivent rester devant l'école c'est ce que l'inspecteur nous a recommandé kon ñun dañuy recommandation yi dañ koy respecter te aussi sànq rek maa ngi discuter ak sama maîtresse yi ne leen il faut ñu gën a redoubler parce que itam cas yi ñu ngi yokk te man j'ai peur te ñuy c'est une chose très sensible kon nag toujours man damay sensibiliser parents yi strict lu fi nekk da nga koy respecter ou bien doo dugg ci biir fii ku fi dugg rek da ngay ñëw fay si sinon ci biti ngay rester parce que conseil yi nga xam ne moom la ñu def au niveau de l'inspection. D'accord Madame Niang ñu ngi à la fin de notre interview dama lay laaj rek lan mooy ce mot de la fin ak ban appel ngay lancé. waaw di leen sant di leen gërëm di leen wax ne vraiment kontaan naa di leen wax ne yàlla ànd bi gën a rafet yàlla barkeel ñun ñëpp suñu liggéey di wax rek man bu ma sañoon ñuy teel a indil xale yi parce que man maa ngi yore sama xale souche bu ci gën a ndaw 3 mois la âge donc je reçois des enfants de 3 à 7 ans pour le moment 3 mois ba 7 ans donc lu may ñaan rek autorité waa Cambérène ni ñuy jàppale ma parce que yor xale dafa métti chaque jour da ngay jënd li may jënd ci ceeb par mois dañ may wax ne ñan ñoo koy lekk kon suñ ma mënee dimbale foofu surtout monsieur le maire ndax lii moom laa ko defal parce que dama créer emploi jëlal ko ay ñu nga xam ne amuñu emploi ñu fiy liggéey ñu leen verser tout kon moom tamit loxoom mën na ci dugg di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm aussi sama collègue ya nga xam ni ñoom ñoo nekk dans les autres écoles di gërëm aussi sama jëkkër monsieur Niang ndax moom mooy sama chargé de communication je lui fais un coucou parce que il est absent kon sinon dina wax maa ngi sant aussi sama personnel parce que ku ma gis am naa tempérament dans le cadre de travail parce que liggéey ci jaamu yàlla la bokk ku ma jotee rek ci liggéey la mais maa ngi leen di sant ci seen patience ak seen dévouement parce que itam lu ma leen wax ñu def lu ma leen sant ñu def dañuy liggéey ba liggéey du ci nekkul parce que soo ko bëggee di nga def ba def lu ci bokkul kon maa ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ni ñii su ma tàngee rek parce que c'est dans le cadre du travail lii parents yi ñoo gën a baax mais bu fa amee faay bu ndaw rek dootuñu la xamante loolu doo nga tax may daw li ngeen ma gisee nii je suis obligé d'installer 4 caméras te pareegu ma ndax lu ñu nekk suba ma ngoon ma di ko gis ndax ay doomu jàmbur lañu dañ ma leen dénkoon dama ci war a veiller du lundi au vendredi maa ngi leen sant nag yéen tamit waa Sam TV di leen sant di leen gërëm di leen wax ni yàlla na seen liggéey. ba tey fii ci école Seydina Laye bu Cambérène 1 ñu ngi ak restauratrice bi madame Fall madame Fall. maa ngi lay fay. madame Fall yow yaa yore restaurant bi nee nañ lépp luy dugg ci biir rek dafa war a sell mbaa yéen a ngi siy bàyyi xel surtout que ay xale ngeen yore. waaw ñu ngi siy bàyyi xel bu baax fii moom dañuy jël suñu gel ak suñuy omo suñu eau de Javel yëpp boole nañu boom ba mu set yàllandi waaw togg gu sell gu set wax dëgg yàlla amuñu benn problème xale yi ki koy joxe mën na ko joxe te buy joxe day joxe ba mu doy xale yi dañuy lekk ba suur ba mu des ba mu naan ko lii da ngay yàq waaw lu ne lañ leen di toggal yaa sa ginaar rek
warmisel ak lépp si biir xale yi dañuy lekk ba suur gato yaa nga ne ñuy defar bis bu dañu toggal leen defaral ay gato daal fii daal dañuy gate xale yi. dañuy gàtte xale yi bu baax Fatima amul benn problème waaw doom ñi mu yor sax ñoo ko gënal ay doomam waaw dafa baax bëgg xale yi day boot ak di fab ak di leen woyal ak lépp. Amis téléspectateurs de la Sam TV gaynde de l'actualité ba tey ci seen desk éducation tey dañ leen doon wax ni rek fii lañ ñëwoon ci école Seydina Laye nga xamante ni nii franco-arabe la am na crèche am na préscolaire am na it élémentaire ñu ñëwoon nag waxtaan si ak ñoom seet leen bu baax xool xale yi naka la ñuy toogee daal di waxtaan ak directrice bi nag mu am ay appels yi nga xamante ne lancé na ko parents yi waaye tamit en cette deuxième vague de Covid-19 gis nañ ni ñoom it jël nañ ci ay matuwaay ñu ngi leen di jox dig daje si beneen émission Sam Éducation fii ci Sam TV gaynde de l'actualité ba beneen incha allah.